ak jërëjëf Aliou Ba jërëjëf Yacine Pouy maa ngi leen di kontaane bu baax auditeurs yeeg internautes yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel RFM la rajo de toute l'actualité di leen bëggee ci 94.0 yéen a ngi seen journal des faits divers xalaas ànd ci ak sunu ay partenaires bokk na ci meew mi nga xam ne mooy meew l'écran waaye bokk na ci CCPS Agro Safi ñu ngi leen di kontaane bu baax waa Tolka ak waa Safir jërë ngeen jëf ci xeetu parfum yu neex yooyu nga xam ne moom ngeen ñu indi waa Senwave nga xam ni tarkal la foo nekk ci Europe wala Amérique mën nga envoyé sa xaalis fii te doo fay benn frais waaye waa Cabrex ñoom laa woowe supermarché électroménager maa ngi leen di kontaane jërë ngeen jëf ci kóolute confiance bi nga xam ne moom ngeen am ci seen journal des faits divers xalaas ànd ceeg Passepartout ak Mamadou Ndoye Bane yaakaar naa ne tey dana gën a tàng waaye dana gën a miti balaa dara xaaral ma nuyu Passepartout ba noppi pass ziar mu ngi dox ñu ngi sant bu baax lépp jàmm naka koor gi sant nañ bu baax li fan yi de saa yi damay teel a gëmmentu war muy métti rek Bane ni ziar maa ngi dégg day dégg léegi nga toog fi naan ay bu subaa du ma ñëw ak yooyu respectel auditeurs yi dama bëgg a ñaan respectel auditeurs yi nga naan subaa du ma ñëw du loolu de su moom man vendredi mooy sama jour off ci groupe Futurs Médias samedi ak dimanche dama ko liggéey à la télé lundi ba jeudi ma liggéey ko ci biir rajo bi Ndoye Bane na ngi nii bu wàccee lii day dem te rajo ba Njaay dafa daw di jël conseil yow am nga samedi am nga dimanche lundi sax bu la neexee bul ñëw nga ni abaawa kii mais vendredi boo ko jëlee mooy sponsor yi ak auditeurs yi ak internet amoo ci ñoom benn respect kii xamul fi ngay dugg yëpp de aba li may tourné man waruma laaj sax waruma laaj conseil man dañ maa war a woo ba ma ñëw ni la noppal ni ma paas am téye ci lii nga dem noppalu 1 mois lu tax ko fi may dugg saa fi may dugg daa garaaw de. est-ce que gars yi xam nga est-ce que gars yi gisuñu ko. non gars yi xamuñu fi may dugg gars yi dañuy gis may toog nii di wax nii rek. parce que ku ne yaa engagé wu ci sa liggéey. pire fi ngay dugg boo ko waxee bu la keneen waxee fi muy dugg nga bàyyi àdduna. waaw léegi nag fi mu doon nii nag. li ñuy wax naan lañ naan borom matt moo xam. borom lal moo xam fa ay maatam tool. waaw fi mu ne nii li ma yëg nii boo ma mayoon weeru koor gi nii ba mu jeex. samedi ak dimanche nga koy jël. un soldat doit Bane maa ngi ziar. un soldat doit souffrir en silence. yaa ngi dégg man du ma soldat de. déedéet man sooy ànd ak sooy ànd ak man da ngay nekk soldat wala nga nekk leneen non il faut exécuter sans hésitation ni murmure. voilà il faut exécuter. gisoo bu ñu ko solalee. exécuter sans hésitation ni murmure. voilà bu ñu ko solalee affaire sapeur pompier gis nga ko. waaw Bane nekk du soldat. guerrier nga naan ma. saa jeexal na bu yàgg. maa ngi lay bëggee li muy dox naan nii. këlëng. Paas maa ngi lay kontaanee. ziar naa la bu baax abaa nuyu auditeurs yeeg internet yëpp di leen ziar bu baax. Bane. ñu dox. Mamadou Ndoye Bane. il faut souffrir en silence. l'homme de la situation. voilà l'homme de tous les temps. waaw moom la de. xibaar yu wér. te wóor. te indi coow. waaw dina indi coow moom mais yow su wéeree te wóor indi coow amul benn problème. maa ngi ñaanal ñëpp jàmm. amiin yàlla muy borom jàmm yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci xel yi xol yi. amiin gis nga li may faral di wax rek. Ndoye Bane ay xibaaram jalu muus la. su koy wax nii nit ñi mën nañ cee bañ a ànd. comme xibaaru démb korot wan bi ndeysaan maa ngi nuyu madame Sissoko sama xarit bi. def na dama woo naa ko. ni ko am nga droit tontu ci. jarul sax ngay ñëw mën nañ ko def par téléphone. mu defal ma audio boo xam ne daf maa xas ba ma ràpp lu ne yàq na ma ko wax dëgg yàlla sama xarit boobu. jóge fa dem ca YouTube ba dégg naa heureusement que man soo may xas soo ko defee ci internet bi yàq nga say wax. waaw du yegg parce que man. du faral di xool du ma ko jot man du ma xool yooyu quoi. man bari maa la koy wax de. voilà c'est ça man yooyu du ma ko xool du ma ko gis. foofu moom yàq na ko. ña nga ci seen groupe WhatsApp ya. joxoon naa la suba ngoon guddeeg bëccëg ci man lañ fanaan ci man lañ yennu amul problème. ne xibaar bi wér te wóor may ñaax sénégalais yi. abaa sooy dugal fenn sa xaalis na nga xam ki ngay jox sa xaalis kan la. wala sa xaalis su seeyee nga xam ca kan ngay dem pour mu jox la sa xaalis. mais sénégalais yi dañuy commencer di dugg ci ay réseau yoo xam ni dañ cay investir xaalis te xamuñu ki ñuy jox seen xaalis kan la. bis bu affaire ba amee problème ñu ci rajo yi ci ñun ñii li ñuy ñëw di ko jooytu. réseau marketing réseau bu ne jaar na fi. bu fi jaar rek waxoon naa leen sénégalais yi moytu leen yu bari jaar nañ fi te déggatoo leen. am na yu bees nag wan ak xaw ma lan. kii pay xaw ma lan pay Petropay suñ jamono yi ñoo bees. dama am droit wax sénégalais yi def leen attention dama leen a yàgg alerté. man nag néew man bu kenn dem dama ne leen ngeen def attention. bu fekkee nit buy jooy. waaw ci yow lay ñëw di jooy. waaw boo gisee loo xam ne mën naa tax mu jooy. waaw mun nga ko alerté. waaw alerté.
benn bii nga xam ne mooy coow nii nga xaw ma pétrole bay xam am na ñu ci am xaalis nii comme kii net na meloon am na ñu ci doon am xaalis. mën naa leen attention comme yeneen ak yeneen. mën naa leen voilà. doon naa leen wax attention film nii anañu déggatoo leen. c'est la même chose que bii moo bees attention fekk 1 an 2 ans. yàlla ñu fi yàlla bàyyi ak jàmm. di ngeen ni Ndoye Bane waxoon na ko. mais moom ñi àndoon ak moom te àndatuñoo ak moom te ñu ñëw def ay. témoignage moom lu mu wax ci. ñooñu nag laa ko wax yónnee ko lool ni ko tontul ci ñii moom tontuwul ci ñooñu man la doon xas. am na benn élément bu ma jox kii léegi nii ni ko bi ma nee ko tontul lii la ma wax. déglu kilifa gi ziar naa la lu bare j'espère que yaa ngi ci jàmm j'espère que ne xam nga bu baax kii wax ak yow man la battante des battantes la tigresse des tigresses madame Sissoko du Sénégal mi war a créer 100 millionnaires 2021 donc dama gis nga yónnee ma ay audio doon ma def woo di ma woo mais j'étais tellement occupée xam nga rek liggéey bi nekk ci rek moom moo tax donc je reste à l'écoute si tu es en ligne. à l'aise hein. voilà lii la ma tontu bi ma ne ko nag dama bëggoon nga indi sa droit de réponse ci les éléments yu jàll xalaas démb wax dëgg yàlla audio yam ma yónnee ba mu ma yónnee doon 5 minutes pour ma jàllale ko waxut ak tontuwul ca xalaas ba man la doon xas. man ko lii nag c'est personnel nee na ma su fekkee am naa fit naa ko invité moom du kii naa ko invité mu ñëw toog fii wax man ko vraiment mérité goo loolu. parce que loo xam ne man dama jàpp ni lii day yàqal Sénégalais yi du ma ci invité teg la ci plateau bi da la defal benn publicité du ma def loolu. xalaatuma ko su doonoon lu baax la lu Sénégalais yi li wóor la nga xam ne tey jii damaa jël sama xaalis jox ko Abba su amee problème ma dem kër Abba ana 100 millions yi ma la dénkoon nga ma say 100 millions yi ngi nii ma boobu amul problème waaye bàyyi Sénégalais yi di leen pousse ci ñuy dénk seen xaalis koo xam ne xamuñu kan la. su xaalis bu amee problème doo xam foo koy jëlee am na benn waay boo xam dafa nekkoon ci seen biir lii la wax. suñu objectif moom mooy dimbali sénégalais yi rek moom moo ñu tax a jóg. di jéggalu nag. parce que xam naa ne dina am ñoo xamante ne bi instant bi investir nañ seen xaalis suñu sañoon li ñuy dégg moom mooy ku leen wax ne Petronpay baax na suñu sañoon dinañ dégg ku leen wax ne leen fa ñu dugal seen xaalis wóor na mais fa ñu dugal seen xaalis du foofa. ku ci duggagul bul ci dugg ku ci mën a génn na ci génn Petronpay amul Petronpay ñi nga xamante ne bii instant bii ñoom ñoo ci dugal seen xaalis effectivement dina am ñoo xamante ne bii ñoom danañu jot dara parce que ñoom jot nañoo indi dara jot nañoo indi ay nit mais Petronpay ca lam leen di faye du pétrole bu muy jënd ak di ko jaay déedéet Petronpay ca lam leen di faye moom mooy ci nit ñi ñuy indi ñiy investir ñooñu la ñuy dugal ci xaalis. ci loolu la Petronpay di jël di leen compal dañuy jékki-jékki rek bis ñooña ni mes ak seen xaalis fit ba tëj et cetera Johnny Grant mi ñuy wax ne moom moo ko créé effectivement mën nga domicilier wu ci li ñu wax aux États-Unis en Arizona mais loolu c'est totalement faux képp ku nar a def njombe bu mel noonu da ngay créer benn tour fausse identité moom xam ne toujours dafay lu koy accompagner moom mooy fausse adresse donc Johnny Grant existé wul tour boobu existé wul effectivement am na nag benn image bu ñuy wan ne moom mooy Johnny Grant ci seen site internet bi am na benn waay bu ñu ciy gis moom mooy Johnny Grant gars yi ñu ngi def seen i vidéo nee nañ kii mooy diw mooy image bi ñu ñuy wan moom mooy Johnny Grant mais loolu yëpp c'est totalement faux dinañ ma mere encore une fois mais ba léegi garaawul xam naa ne ëllëg ñenn ci ñi may mere tey dinañ ne kii suñu yëgoon démb déglu ko waaye li may gën a neex moom mooy ñi nga xamante ne bii naroon nañ cee dugg te suñu audio bii tax ñu nar a dellu ginnaaw ku ci nar a dellu ginnaaw tey bul jàpp ne ëllëg di nga rëcc woon li tax nga dellu ci ginnaaw tey waaye képp koo xamante ne bii waroon nga cee dellu ginnaaw tey boo ñu dégloo ak boo ñu dégluwul ëllëg boo ñu dégloo wala boog boo ñu dégloo tey wala nga déglu ñu ëllëg ni su ma sañoon teeloon déglu audio bii ah dinañ la massawu wala ñu ngi lay massawu par avance di leen xamal daal ne nañ leen yeewu du ci ay nelaw kese nañ njëkkee ko ci sama bopp nag waaw njëkkee ko ci sama bopp man maa war a njëkk a yeewu Qnet jaar na fi beneen ak beneen jaar na fi dañuy jékki-jékki rek gaay a seey waaw ñëwuñu nag di wax jël suñu wax jàpp ne
suñu xalaatu bopp lañ leen wax déedéet wax sa xalaat ak wax xam-xam du benn xam-xam moom mooy li nga xamante ni bii du varié instant bii nag ñu bëree bëri gisuñu dara gis nañ ne Petronpay mi ngi fi nar na fee teggil coono Sénégal nar na teggil Sénégalais yi coono ak yooyu mais loolu yëpp dara amu ci te rek nañ leen dem ba ci kanam ngeen xool am na benn femme boo xam ne ñu ngi koy teg ci vidéo yi audio yi sénégalaise la muy wax ne moom day gagner 3 millions par jour 3 millions la wax ne moom lay gagner par jour loolu c'est totalement faux c'est totalement faux totalement nag faux man li ma bëgg rek moom mooy sénégalais yi lii ñuy jot a am kës néew li ñuy jot a fortaatu par kës néew ay samba booy jóge fële bëgg koo nangu intellectuellement bëgg koo nangu sans force sans comment dire sans user de la force pour nangu ko ci seen loxo dañ koy jéem a nangu ci seen loxo mais ak seen accord man loolu laay bañ parce que loolu naxante la léegi nag man mënuma seetaan ñuy nax ñenn ñu mel ni man xëy na ñu ngi jéem a def lu mel ni lii may jéem di leen ci encourager xam ne combat la buñ ci nangoo wéet ndaxte le pays est assez difficile comme ça bu ñu nangu keneen wala ñeneen ñëw di ñu ko yokkal di ñu yokkal suñu situation sociale bu xaw a bu ne metti déjà ku ci jóge ndax ñenn ñi du ñàkk ni sax dañuy jéem a leb wala ñu dugal ci ñoo xamante ne bi rus nañu leen ëllëg bu ca ñooñu ñu ko dugal ñàkkee seen xaalis jafe-jafe am ci seeni diggante wala bu fekkee ne nit dafa lebi woon xaalis dugg ci ëllëg mu am jafe-jafe ak ka ko lebaloon xaalis nañ jéem a yam foofu ndax xam nañu on en a assez parlé waaye suñu bëgg-bëgg ak suñu yéene rek moom mooy xamal leen suñu bëgg-bëgg ak suñu yéene rek moom mooy bañ ngeen gaañu. nga nag mënoo bàyyi sa activité yeeg sa soxla yëpp nga bàyyi ko di wax ci lii di wax ci lii. donc sénégalais yi ñu ngi lay déglu dëgg sénégalais yi ñu ngi lay dégg te ñu ngi lay déglu wax nga waxati donc bu yàggee da ngay may ñi promotion de. waaw c'est ça et puis du loolu de gis nga ñi lay déglu nii. di la attaqué. suba ñooy ñëwaat fii bëgg nga dimbali leen. voilà ñi nekk ci groupe WhatsApp bi tey jii yendu ci ñun fanaan ci ñun. nee naa la fii 6 mois 1 an fii la ñuy ñëw ci rajo bi. daañu ñu yaay nga ñu. bi ñu fiy coow ci net. waaw booy bi fi ñëwoon doon wën ndimbalu 400000. waaw ñu bañ. waaw mu dem ànd ak yaayam dem lebi nat. waaw ñu porté ko plainte fii la àndaat ak yaayam pour jàll ci xalaas bi. pour ñu dimbali ko. te man ñi ma ci gën a yërëm maa ngi la koy wax. Louga. Touba ak région de Diourbel. ak Thiès ñu ngi leen di xaw a rey ngir yàlla ak yonent bi yërëm leen ma sonn naa bëgg nañ ngeen am xaalis mais xool leen li ngeen jot a liggéey as tuut fi ngeen koy dugal nit da ngay xam ki ngay jox sa xaalis kan la soo amee problème nga xam fan nga koy fekk xel du jariñ lu dul xalaat. ñii nekk ci ay réseau yi c'est pas des Sénégalais c'est des étrangers yu ci bari ay africains lañu nekk ci sunu dëkk yi nii créer genre réseau yii yaatal ko ba mu yaatu réseau bi nag mën na dox 1 an. mais doxal 1 an et demi mu kalaate ñetti seen bonkal ya ca dugaloon ay millions lekk ca lañ cay lekk baa doole yi ñàkk seen xaalis bañ leen. pour mu wax la mu leer rek baan. am na si dëkk africain yoo xam te ne dañ faa tere code ci Afrique gii. dañ ko fa tere. waaw comprendre nga am na par exemple gis nga comme ni ngay gisee nii ñi nekk ci commentaire di bind ay 229 yooyu noonu. duñ ko def seen dëkk yi de duñ ko fa def. di vais créer des millionnaires amul fenn ci ay affaire de ay Codouane ay affaire de ay Petronpay Miami googu ñu wax ne fa la nekk. États-Unis actuellement fi ñu toll nii ñoo gën a soxla ndimbal ko Sénégal. xalaat kese moo ñu génnee ci mbir mi 1 plus 1 égale 2. maanaam si soo xam na ni da ngay dugg Petronpay man damay dugg joxe 80000 su ma dugalul abaa dugaluma baan ñu joxe ku ne 80000 ma fayee ko ci seen xaalis boobu noonu du ma fayee ko 100 francs perte naa sama 80000. xaalis bi muy exposé naan la lii laay fay par jour xaalis bi ngeen koy jox la moom lay retiré dajale ko teg ko filmer ko loolu mooy dëgg bi ku ko nangu mooy dëgg ku ko nanguwul mooy dëgg. dem am na benn waaye bu ne ñun amuñu esprit investissement ana investissement bi. maanaam sox danoon benn këyit buy wane ni ibbi na lu légal wala mi ngi liggéey ci lu légal nekkul ci dara lu légal. beneen bi mooy nee nañu am na sax ñoom ci seen groupe bi sax am na si ñoom xamuñu seen la ñuy commenter ci seen biir groupe yi dama ciy jotaat nit ñi dañ ma ko yónnee nee nañ man koor gee saf yoruma dara lu ma lekk moo tax ma bëgg ko madame Soxo jox ma xaalis moo tax may def mi émission yi man leen yàq nañ ko si rajo Futurs Médias laa nekk RFM
télévision Futurs Médias groupe Futurs Médias laa nekk namuma dara loolu nañ ko xam bu baax a baax namuma ay net ak ay xaw ma nan say nag dina baax ci yii bu amee nga wax leen yow ñaar ngay fayeeku. non waa ji ne mën naa ndaw si nee na ndaw si nee na mën na maa fay 9 fois. léegi bu yii bu amee il faut parfois nga wax dara après nga bàyyi leen ñu xalaat après nga continuer. doo ñëw fàtte lool. Aba le 13 bi passé. waaw ñoo commissaire Sankharé ñi nekk fii comme central. dañ jàpp médicament bu baree bari fii ci Patte d'Oie kër goo xam ne kenn dëkku fa. lañ fa fekk ay valeur ay milliards garab yoo xam ne sax ñu ngi koy tas nañ ko ci yenn pharmacie yi. ba ñu ñëw di jàpp ñooñu sax am na ñu ñëw di def commande. déglul commissaire bi. Samba Boy ya nga xamante ni dañuy jël di fi dugal ay médicaments ya nga xamante ni ñoom joxuñu autorisation parce que ñoom médicament bu waree dugg Sénégal ñoom ñooy délivrer lu ñuy tuddee autorisation de mise sur le marché kayit boobu ngay jël yóbbu ko ci service douane bi yow nga mën a jël médicament importé ko dugal ko Sénégal pour distribution médicament également il faut nga am autorisation pour distribuer am na ay sociétés da nga xamante ni limitativement énumérées ñoom lañ joxe autorisation pour ñu distribuer médicament ci loolu noonu ba ñu waxee loolu noonu ci lañ def commande ñun ay médicament wax kii nga xamante ni moom mooy suspect bi mu wutal ñu ay médicament parce que ñun dañoo présenté wu comme des professionnels de la santé pour mën a am médicament yooyu noonu kooku noonu ci la ñu ñëw yónnee ay kees yu bari ba ñu jëlee kees yi ubbi ko ak direction pharmacie ci la ñu xayma ni lii danger la pour santé population yi bu baax a baax ndax ñi nga xamante ne ay perfuseur la ay piqûre ay injecteur ngay jël di ko sànni ci suuf ba pare di ko jëlaat pour di ko utiliser pour ay population loolu mën na rey nit ci boppam loolu moo tax dans les infractions yoo xam ne dinañ retenir ci ñoom sax dañoo def mise en danger de la vie d'autrui parce que xayma sax amaana am na ña nga xamante ni lii mën na leen a rey xamuñu loolu yépp enquête bi dina ko déterminer pour. gi nga ban demee defee seen enquête ba loolu leen a jàpp wéetuñu ca dañoo war a dem ànd ak waa PNA. am na ku ñu fay wax docteur Madické Diagne moo yore chef de la division du contrôle. nekk fële ca PNA ñu ànd ak ñoom pour xool ba xam lii yan façon garab. pharmacie nationale d'approvisionnement. déglul docteur Diagne. lu ko le bu baax garab yii fi nekk. ay perfusion la. ak ay dispositifs médicaux mooy yi nga xam ni mooy ànd ak ay perfuseur ay seringue ak yooyu yëpp yi nga xam ni yenn saa yi dafa war a stérile. yi nga xam ne moom la ñuy utiliser pour injecter ko nit yi mais soo leen xoolee bu baax locaux yi nga xam ni fa lañ ko denc déjà c'est des locaux qui ne sont pas adaptés locaux yi moom li ñu war a tëddee wu ni parce que soo xoolee bonne pratique de distribution yi dafa ni locaux yi dafa war a set ñu bañ teg garab yi ci suuf warul am poussière te soo xoolee fii yëpp ay poussière la garab yi stocké nañ ko ci ay néeg yu bari am na sax yoo xam ne dañ ko def ci ay toilettes. maintenant garab yi nag ñun dañ ko considérer comme de faux médicaments lu tax. parce que xam nga ni pour dugal garab Sénégal dafa am procédure c'est-à-dire que da ngay jël sa garab bi déjà nga enregistré ko nga importé ko soo ko importé su jaaree douane direction jox autorisation garab bi mën a ñëw te loolu ku ko mënti def mooy structure boo xam te nga koy autorisé pour mu def ko mais soo xoolee garab yi bi ñuy dugg si jaaruñ ci yoon dañuy dugg frauduleusement amuñu AMM et puis structure bi koy jaay autorisé wuñ ko pour mu jaay ko le risque mooy ni que garab yi nga xam ni kenn xamul saytuwuñ ko xooluñu sécurité bi xooluñu efficacité bi xooluñu ndax wóor na suñ ko joxee population yi mooy ñu ngi leen bëgg a rey. Aba. enquête bi suñu demee ba sës. des têtes vont tomber de. ay yenn tête ay tête yu ndaw wala ay tête parce que lii nii Aba mënoo ko fee dugal. man mënu ma ko fee dugal. ay garab yu bare xolal. kër ba ca duus wa dañ faa jàlloon ay garab. début bi la rek. ah. début bi la rek. kon da nga bëgg yaakaar du mujj fenn. fan lay mujj xawoon na fi. waaye dama ni
ñu ngi félicité commissaire Sankaré ak. man nag Cobra waaw commissaire Sankaré mais maa ngi koy dégg ci yu mel ni yu bari en tout cas bu ñu amoon ay 20 wala ay 25 yu mel nii ci dina baax trop quoi. peut-être am na ñeneen ñu ma ci dul xam. waaw mais vraiment moom mu ngi def liggéey bu extraordinaire. non laaj ko waa Grand Dakar jaar na suñu secteur. laaj ko waa Grand Dakar bi ñuy dëkk waagu ñaay ay hommes yu doy war ay gars yu taxaw la am. man j'aime bien les grands hommes quoi. waaw noonu la et puis defkatu ñaaw te fi nañ moytu parce que lii dafa ñaaw. te képp kuy liggéey ci wàllum santé tamit. looy jënd dafa war a leer. waroo jënd dans le noir. parce que. président de la République président ci ko do ko la santé ko urgence de nouvelle victoire président de la République président bi nga mooy demeure sollicité dans le quartier de capitale Sénégal construit en 1902 sama dépend waxoon yak mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale Léopold Sédar Senghor Dia 1964 du carbe de wala 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam fi ñëwaat fi ñu xaar mbaam kii woote bëgg jot président la ko kala doon wax lew de salaamaaleykum salaamaaleykum maaleykum salaam Abdou Karim Diop Fall Abdou Karim Diop Fall Abdou Karim ñu ngi lay ziar ñu lay ziar ba yaa ngi am jàmm bu baax waaw na nga def naka waa Fall mbaa ñëpp a ngi am jàmm waaw ñu ngi fi rek waaw ci góorgóorlu rek ci paroisse bi ak alhamdu dégg naa yaa ngi defi teraanga yu baax foofu waay waaw loolu la yàggul dara rek inauguré nga fa ay xale yoo xam ne bii ne dañuy jaay ci ay affaire yu jus ak ay yooyu nga jëndal leen frigo yu bari defal leen ko jërëjëf ci lañ formé benn usine bu tudd Paloise sax ñu ngi cay góorgóorlu di xam nga gone yi moom waaw daanaka dañoo dellu si ci seen biir réew te loolu day doxal am réew loolu wér loolu ci économie la bokk lu waral sa woote bi ci alxames ni ci jeudi de l'économie mën naa ko jote non nii nag président dafa génn côté Ndar la jëmoon est-ce que sax du jaar Paal bu wàññi ko waaw xam nga léegi da gannaaw jeudi de l'économie lan wax wax dëgg yàlla commerçant yi nañu gën a dawal yërmande ci ñi nga xamante ni ñooy population bi ba pare xam nga li ma ci gën a jaaxal mooy xoolal Gambie gi nga xamante ni moo ñu gën a jege. Gambie ñu gën a yomb suukar ngay population bi. ba pare xam nga li ma ci gën a jaaxal mooy xoolal Gambie gi nga xamante ni moo ñu gën a jege. Gambie ñu gën a yomb suukar Gambie ñu gën a yomb meew Gambie ñu gën a yomb diwlin. waaw loolu nag laa bëggoon a xam ne dañ fi usine bi ci ndeysatoor gi. doy na waar de te ñoom lu ci bari seeni affaire te fii lay jóge. di fi bàyyi suukar di fi bàyyi ceeb di fi bàyyi lépp. wax dëgg yàlla kon nag loolu jaaxal na ma te lu gën a cher la. doy na waar de. ndax weeru koor weeru yërmande la te kenn ku ci nekk dafa war a def partition rawatina nguur gi ñu nekk ci état. waaw nañ gën a jàppale nit ñi waaye. loolu moom état bi war na koo xoolaat surtout weeru koor te xam nga weeru koor dañ naan ci la dépense yi gën a wàññiku waaye ci lay gën a yokku. ci lay gën a yokku di ñu ko naan dépense ci lay wàññiku da nga xamul rek booba daa fekk géré woo dara ndax am ñoo xam ne seen biir kër la ñuy tëdd géré bi. danaan affaire daa kii ak daa kii waaye ñun ñi nga xamante ne nekk ci terrain bi di wàcc di xoolal sama paloise gi dañuy wàcc di jënd suukar di jënd lépp. dox dëgg yàlla suukar bi noonu la géré. waaw loolu daal bëggoon naa mu wax ci def ci discours bu am solo. te boo xoolee weeru koor lu ci mel ne bisaab ak naana dinay dox trop. loolu est-ce que jaaduwul tamit ñu jàppale ñi nga xam ne dañ koy bay. waaw ñi nga xam ne dañ koy bay di ko defar est-ce que jaaduwul tamit ñu daal leen di jàppale ba nga xam ne bii na dinañ ci mën a produire lu doy ci réew mi ndax naana moom tuwarkal la nu jàmb bisaab rek daal jël naana rek sànni ca. waaw loolu am na solo ci weeru koor. waaw ayca Cheikh Abdou Karim Diop. waaw borom Paal. waaw ayca votre correspondant ne peut être pour le moment veuillez appeler ultérieurement. La santé et de l'action sociale de ce jeudi 15 avril 2021. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1315 tests réalisés, 46 sont revenus positifs.